Ramatoulaye Ndaw Diouf salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène yaay coordinatrice cellule d'appui à la protection de l'enfance tey xam nañ ni mooy 20 novembre di journée mondiale des droits de l'enfant mu yemoog ren ak fanweeri at bi ñu sañcee ak léegi li ñuy wax convention internationale des droits de l'enfant mbootaay xeet yi dogaloon ko ne tout tànk yi am nañuy droit te ñëpp dañoo war a sàmmonteeg moom. ngeen ànd cee nag yéen waa cellule bi nga xam ni ci nguurug Sénégal la banqaaso ànd ci ak UNICEF ak yeneen kuréel ngir màggal ko bés bi convention boobu laata ñuy ñëw ci xew bi convention bi ci tënk lan la wax ni noonu la ñu war a doxalee jëmale ci gone yi. waaw convention bi dafa nekk lu am solo déjà li ma ci njëkk mën a wax rek mooy dafa nekk convention bu nga xam ne moom la ñu gën a ratifié ci convention yi nga xam ne moo am ci àdduna bi yëpp c'est la convention bu nga xam ne moom la dëkk yëpp pratiquement ñoo ko ratifié xëy na ba mu des États-Unis convention boobu pour la première fois dafay définir àq ak yelleefu xale yi mu nekk lu nga xam ne dafa am solo ba pare li ci gën a am solo mooy principe yi nga xam ne ñëw tënk convention boobu bi ci njëkk mooy li ñu naan intérêt supérieur de l'enfant maanaam képp ku nga xam ne yaa ngi liggéey wala yaa ngi def lu nga xam ne da nga ko jëmale xale yi ba ci sax xëy na xale yi nga xam ne seen parents yi dañuy divorcé booy seet da ngay jiital li ñu naan intérêt supérieur de l'enfant bi ci topp mooy la non discrimination ak l'inclusion maanaam nga jël xale yëpp donte kii dafa ànd ak way laago donte kii dafa nekk jullit chrétien maanaam nga jël xale yëpp daal di leen jël boole leen li ci des mooy li ñu naan participation des enfants maanaam lépp looy def nga boole ci xale yi jiital leen ci def de telle sorte que ñoom ñu mun a wax seen kàddu wax ñoom nan la ñu bëggee nga tëral li nga leen di jëmale ak yooyu yëpp donc mu nekk lu nga xam ne dafa am solo ndaxte dañu jël xale yi jox leen cër ren nag ñuy màggal 30e anniversaire bi donc convention bi daal loolu laa ci mën a wax 54 articles la te bu ci nekk day définir xale lan mooy àq ak yelleefam loolu laa mën a wax xëy na ci gàttal. ci convention bi. lan mooy seen liggéey ci fexe ba loola ñëpp ñu ko war a jëmmal doxalee ko def ko. waaw xam nga nag 30 ans dafa nekk diir bu nga xam ne dafa gudd tey jii nii occasion bi mu ñu may 30 ans bi mooy ñu toog xool fan la ñu jóge fan la ñu toll ak fan la ñu jëm ci at yi nga xam ne moom la ñu jëm. léegi nag naka lañ ko doxalee dañu def lu nga xam ne mooy partenariat bu large te lu nga xam ne loolu dafa am solo bu baax du question dañ ko teg rek ngir célébration bi mais liggéey suñu sago moo doon que partenariat boobu maanaam lëkkaloo boobu ñu am ak partenaire au développement yi UNICEF jiite ci mais ñu ngi ak Plan ñu ngi ak Save ñu ngi ak Child Fund ñu ngi ak World Vision Terre des Hommes AJS xëy na ku lim juum ñu ci bëre topp nañ ci ñu ànd ak ñoom daal di célébrer ba pare jéem a seet naka la ñu mën a def pour mutualiser les efforts parce que xëy na tey ci domaine enfance bi intervention yi bëri nañu te xam nañ ne que moyens yi demeewul noonu ci ministère de la famille li nga xam ne loolu la ñu jiital mooy cette dynamique partenariale là nga xam ne ñëpp ànd nañu ci célébration bi ça fait au moins 2 mois bi ministre mettre en place comité d'organisation boobu nga xam ne CAP moo ko dirigé ñuy ci liggéey ak ñoom liggéey bu rafet ba toll fii tey. mais Sénégal xam nañ ne bokk nañ ci réew yi njëkk a signé ratifié convention boobu 1990 laata sa convention bi di am at waaye tey jii fanweeri at tey li ñu nemmeeku moo di ne xale yi ñi ngi ciy jafe-jafe ñi ngi yalwaan ci mbedd yi amuñu kayitu judd ak yeneen jafe-jafe dafa mel ni kon la ñuy sàmmonte ak yelleefu xale yi mën nañ ne des na ci wàllu sàmmonte gi fii ci réew mi. mënuñu wax ne des na am na ay jéego yu rëy a rëy ñu def gouvernement bi def na ay effort yu bëri bu ma mënee tënk rek par exemple su fekkee ne dañu jël wàllu li ñu naan réduction mortalité maternelle et infantile am nañ ci ay jéego yu bëri ak ay résultats yu baax bu ñu xoolee également bourse de sécurité familiale yi day dimbale bu baax parents yi ñu mën a jël seen doom yi en charge couverture maladie universelle également xale yi nga xam ne de 0 à 5 ans la ñu nekk am na ci ay jéego yu bëri te boo xoolee sax ci axe 2 PSE programme Sénégal émergent léegi dañ ci dugal pàcc bu rëy bu nga xam ne xale yi lañ ciy boole donc avancé yi bëri na ci wàllu également éducation ci wàllu enregistrement des enfants à la naissance yooyu yëpp am na ci ay jéego yu bëri donte nag défi yi ñu ngi fi loolu duñu ko bañ
boo xoolee li ñu naan violence faite aux enfants mu ngi fi xale yi nga xam ne ñu ngi nekk ci mbedd bi tamit loolu moom ku ci nekk boo ak Sénégal xale yi nekk ci mbedd mi am na xayma guy wane ni toll nañ ci 30 000 fanweeri junniy gone yuy taxawalu ci mbedd yi muy taalibe mbaa leneen xaw naa jéggi dayo lool rawat na ci réewu taax yi. waaw léegi nag gis nga Babacar loolu dama ciy sawar wax bu baax a baax gis nga retrait des enfants de la rue gis ngeen ne que fan yi ñu weesu ak weer yi ñu weesu président de la République dafa jox ay instructions fermes pour ñu jëlee xale yi ci mbedd bi mais loolu li tax ñu xale yi ñu mun ko génnee mooy ñun ñëpp ñu lëkkaloo ministère de la famille moom kese mënul dindi xale yi ci mbedd bi il faut que yeneen ministères yi yëpp ànd mu di ministère de l'intérieur ministère de la justice ministère de la santé ak yëpp ak surtout collectivités locales yi ak partenaires au développement yi nga xam ne ñoo ciy liggéey ONG yi association yi ñun ñëpp ñu demandoo dans le même sens mais li ci gën a am solo mooy le rôle des communautés gis nga tey jii nii phénomène u enfant de la rue yi bu fekkee ne que law na fi am na fi doole bi mu am dafa fekk ne xëy na responsabilité parentale bi dafa xaw a sooxe tuuti dafa am beneen wàll itam maanaam wàllu communauté yi tey jii nii mairie yi donte am nañu stratégie nationale de protection de l'enfance bu nga xam ne am nañu ay CDPE lu ñu naan des comités départementaux de protection de l'enfance ñu nga xam ne ils sont à la base mais communautés yi ci bopp ñam ñu nga xam ne ñu ngi à la base dans les quartiers dans les communautés ñoo war a njëkk jóg jëlee xeex bi parce que état bi mënul def yëpp ñu koy xeexee ndax ñoom amuñu sañ-sañ ak doole yi fekk ay xale ci mbedd mi ramasser leen yóbbu leen xamuñ sax fu leen di yóbbu tey jii nii en tant que communauté yow su ma nekkee man nekk maire dans mon quartier su ma taxawee ne tey jii nii du ma nangu kenn yeewu suba teg ñeenti plot teg bâche indi fi quartier indi fi benn daara sauvage loolu bu fekkoon ne communauté yëpp def nañ ko kon xëy na phénomène bi dina wàññeeku donte am na ay mairies yu nga xam ne sax dans leur budget dañu prévoir li ñu naan dañuy xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof mais dañu nekk des communes amis des enfants maanaam dañuy jël ci seen benn pàcc ci seen commune dugal ci mais loolu yëpp boo gisee mu am solo moo tax commémoration bi tey am solo ma bëggoon ñu ñëwaat ci commémoration bi te commémoration bi ni ñu koy defee wax naa ci sànq ne première bi mooy dynamique partenariale éviter que ku nekk di évoluer dans leur sens ku nekk di def kii di intervenir gauche que di intervenir droite ñun ñëpp ñu bokkandoo lépp deuxième point bi mooy participation des enfants gis nga tey jii nii certes tey incha allah bu 19h jotee dinañ illuminer le monument de la Renaissance africaine en bleu dans le cadre d'une campagne bu tudd Go Blue bu nga xam ne partout dans le monde nit ñi dañuy sargal xale yi mais loolu yëpp avant ñu koy def dañu def lu ñu naan des consultations régionales dans les 14 régions dañu jël département bu fa nekk ñu jël fa 5 xale jël xale yooyu indi leen dans le chef-lieu de région xale yi dem ci gouverneur ñëw toog ku ci nekk nga wax yow sa département lan mooy sa mbébét lan mooy sa problème yi nga am ñu yóbbu ko au niveau régional ku ci nekk bind ba tey jii nii région yépp indil nañu seen compte rendu des concertations yooyu te loolu la ñuy fas yéene jël yóbbu ko auprès des plus hautes autorités ñu yaakaar ne que président de la République incha allah dina recevoir xale yi nam ko defee woon 2014 ci palais de la République en tout cas benn requête la tey jii nii xëy na bu président di déglu xëy na nekkul Sénégal mais xëy na du ñàkk mu déglu ko en podcast xëy na mais en tout cas xale yi loolu mooy seen mbébét ñu jàkkaarloog président de la République toog ak moom wax ko lan mooy seen i problème 30 ans après la signature de la convention ak quels sont les défis yi nga xam ne moom la ñuy xale yi di jànkonteel bañ koy signé ci atum 89 boobu la ñuy sos parlement des enfants ci Sénégal ku ko jiite woon jamono yooyu Aminata Diallo nga xam ni nekkoon na bu yàggul député parti socialiste ci xayma geeg défi yi ndax loolu tey moom ngeen sasoo ne fii lañ bëgg a jëm gaaw yoon wi lañ bëgg a jaar ban yoon la yoon boobu lu am solo la te xam nga président dafa ne lañu def mode fast track noonu la koy wooye ñu ni dañu bëggoon sénégalais yépp ànd nekk mode fast track parce que fi mu nekk nii wax dëgg neex yàlla dafa neexul ci xol ñu génn di gis xale yi ci mbedd bi te ñun ñëpp quelque part booy seet ñun ñëpp dañ siy teg suñu bët wante ku ci nekk xëy na bu defoon tuuti affaire bi dem Aminata Diallo moom mu ngi woon ci suñu comité d'organisation bi ma koy saluer au passage te incha allah dinañu ànd ñun ñëpp tey jii nii défi yi ñu am yi ci gën a am solo
mooy renouvellement parlement des enfants loolu xale yi ci seen bopp dañ ko waxaat ko te xam naa ne que dinañ ko porter au plus haut niveau. Deuxièmement muy élaboration du code de l'enfant mu nekk document bu nga xam ne xam naa ne du yàgg parce que document bi validé nañ ko dinañ ko adopté au niveau de l'Assemblée nationale. lu bees code boobu li nekk ci biir dëgg li ñu ci tënk ba nga xamante ne dina soppi nekk nu xale yi. ci code boobu dafay jël lépp lu nga xam ne dafa nekk texte jëmale ko ci àq ak yelleefu xale yi lépp luy règlement ak loi dañ ko koy dugal ci texte boobu noonu laa ko mën a tënkee maanaam tey jii nii lépp luy jëm ci interdiction mendicité ci âge u xale yi nga xam ne ñoo war a jàng à l'école wala lépp lu nga xam ne tey jii nii jëmale na ci règle yi nga xam ne moom nga war a def soo ko defee yoon war na daan sa kaw dañuy jël texte yi nga xam ne dafa éparpillé woon un peu partout génnee ko def ko ci benn code te loolu lañ doon laaj parce que am na ay textes yu bëri yu nga xam ne dafa nekk ci peut-être code de la famille wala code de procédure pénale wala ak yeneen i këyit mais tey jii nii yooyu yëpp dañ ko regrouper dans un code de l'enfant mu nekk nag document bu nga xam ne partenaires yëpp muy société civile muy xale yi dañ ko yàgg laaj te tey jii nii incha allah yaakaar naa ne bu ñu ko amee xëy na xëy na juge yi bu ñuy jànkonteeg kenn ku nga xam ne dafa def naka sa dul noonu ak xale yi seen liggéey dina gën a yomb parce que dinañ am këyit bu nga xam ne dañ ko sukkandiku te convention bi itam dafa am lenn lu am solo parce que état bi boo demee ba signer benn convention dafay gën a kawe sa loi te convention boobu dafay tax chaque 5 ans de façon périodique dëkk yëpp yu nga xam ne dañ ko signé dañuy dem Nations Unies li ñu naan comité des droits de l'enfant des Nations Unies dem wax fa lan la ñu liggéey ci wàllum àq ak yelleefu xale yi buñ ko defee nit ñi jox leen ay recommandations. mais ci wàllu Sénégal est-ce que bu demee du xaw a rus tuuti ndax chaque fois c'est sûr que bu ñu demee daañu leen wax ne xale yi ba léegi ñu ngi ci mbedd yi problème boobu rek la leen ko. bu dee rus kañ dëkk yi ci àdduna bi ñëppay rus parce que amul benn dëkk bu nga xam ne respecté nga à 100% li nga xam ne loolu la charte bi tëral amul dëkk États-Unis mu ngi nii. nekk na un grand pays te ñoom signé wuñu convention bi. mel ni Sénégal rek la mel fii. dafa jéggi dayoo mais li ma la wax su fekkee ne que dañ ci ànd ñun ñëpp tey. amul jël parce que nit ñi dañuy yaakaar waaw ministère de la famille ñoom ñoo yore xale yi liggéeyu ñu defuñu déedéet ministère mu ngi def li ko wax mais tey jii nii moyens yi nga xam ne moom la ñu war a teg sur la table il faut que ñëpp bokk ci que partenaires au développement et que société civile ñëpp xam ne que tey jii nii xale yi ci mbedd bi ce sont tous suñu doom lañ ñun ñëpp suñuy ay jarbaat lañu suñuy doom lañu et que lépp lu nga xam ne dañ ko war a def war nañ ci def àndandoo ak lëkkaloo ak pérennité parce que xam nañ ne que expérience yi amoon ci auparavant jéemoon nañ fi def ay opération de retrait dëgg la amoon nañ ay résultats mais état bi nekkul di nier loolu dañ koy nangu que résultats yi nekkuñu woon à la hauteur des espérances lu tax parce que xëy na collaboration bi nga xam ne moo waroon am ak lëkkaloo ak partenaires yépp dafa xawoon a des bi yoon nag ñuy indi lu bees lu nga xam ne ñëpp lañ ciy boole ñëpp ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo te di yaakaar ne que buñ ko defee ñëpp mun ci jouer seen rôle ak yéen tamit man damay faral toujours di wax ne yenn acteurs des médias yi suñu ay partenaires yu am solo ngeen wax ci tamit dugal seen loxo parce que tey jii nii xam ngeen ne par exemple rajo bu mel ni RFM ñëpp a koy déglu donc xëy na su fekkee ne que message de sensibilisation yooyu mu ngi si gën a dem xam naa ne du ñàkk nit ñi xëy na gën ci dem. yaa ngi doon junj ci njëlbeen waxtaan gi responsabilité parents yi ci xale yi taxawalu est-ce que def ngeen gëstu xam lu tax nit di jur doomam ak ni jur doom toll ci doomi aadama ci bakkan ci jigéen nga jur ba noppi joxe ñuy toroxal xale bi mbaa ngay bàyyi xale bi génn ci mbedd mi bay sànku loolu moom est-ce que am ngeen ci ay explication scientifique. waaw loolu xëy na am ci explication scientifique dina nekk lenn lu xaw a jafe mais li ñu yaakaar rek mooy xëy na yenn saa yi am na ñu koy def parents yi nga xam ne jot nañ ci waxante ak ñoom mooy xëy na ndóol bi la ñuy wax dañu naan ne que amuñu ay moyens waaye loolu tamit dafay am na ñu nga xam ne xëy na moyens yi la ñu ñàkk mais am na ñeneen ñu nga xam ne bu ñu leen laajee dañuy ne ñoom ba ñuy nekk xale ñoom loolu la ñu def dañu dem ci daara dañu leen jàngal alxuraan et que ñoom loolu la ñu bëgg a jox seen doom waaye xam nga jamono ji dafa soppeeku ñi nga xam ne noonu lañ ko daan defee ba ñu nekkee xale doon leen dugal ci daara yi xëy na daanuñu leen jël di leen bàyyi ci mbedd mi suba ba jant soo donc loolu communication boobu ñuy woote dafa am ay directives yu nga xam ne président de la république daf ko joxe bu yàggul directive yooyu am na benn bu ci am solo bu nga xam ne dafa jëm ci def communication pour le changement social maanaam ñu jéem a liggéey ak nit ñi pour que ni nga xam ne noonu la ñuy xalaatee mu mun a soppeeku
parce que aussi booy jël en charge benn problème da ngay dem li ñu naan source ba nga jéem a xam lu tax loolu am lu tax parents yi di bàyyi seen doom yi xam naa ne itam bu ñu gën a ñaaxe bu ñu gën a waxtaanee ak parents yi gën leen expliquer gën a waxtaan ak ñoom xëy na ñu si bëre ñu nga xam ne dañ doon xëy na bàyyi seen doom ñuy dem ci ñu nga xam ne xëy na sax duñu ay marabu yu nga ay sëñ daara yu nga xam ne jàng nañ sax xëy na sore nañ ci alxuraan bi xëy na su boobaa dañu jëlaat seen doom mais loolu daf ci am solo il faut ku nekk jël say responsabilités jël sa doom jox ko benn sëriñ ne ko ay yaxam laa la laaj loolu dafa war a dakk suñu dëkk bi. dafa xewi. te ba pare loolu dafa am bi ñu naan xam nga fi mu nekk nii célébration convention bi maa ngi ko doon wax sànq ñetti aspect la premièrement mooy. Dynamique partenariat la boobu bu ñu def deuxième bi mooy participation des enfants te participation des enfants boobu xëy na def nañ ci concertation yooyu waaye itam dafa am tey jii nii lu ñuy wooyee médiathèque over tey jii nii sax dañu fi waroon nekk ci plateau bi ak ñaari xale waaye xëy na horaire bi ni mu xawee teel ak xale yi fi ñuy jóge xaw a sore moo tax loolu xaw a mënuta woon antu wante boo leen seetlee tey ci média yépp ci Sénégal di ngeen gis ne que ci télévision yi xale yi dinañ présenter ay émissions dinañu def ay interventions dinañu nekk partout dans la presse pour wane ne que fésal ne tey jii seen bés la et que ñoom ci seen bopp ñooy jël plaidoyer boobu porté ko. te nag li nga wax léegi xale yi dañ ko wax bu baax responsabilité parentale lu tax xale yi di jël seeni morom yi parents yi di jël seeni moromu xale yi di ko bàyyi ci mbedd bi donc loolu xale yi ils en sont très conscients te xam naa ne tey ñoom dinañu nekk les premiers défenseurs de leurs droits te loolu daf ci am solo. yaa ngi wax sànq sëriñu daara yi gis nañ tamit ne sëriñu daara yi nekk bàyyi xale yi ci mbedd yi wala di leen yelwaanoo chaque fois bu nguur gi ne day yeesal daara yeeg yooyu day taxaw ne day xeex diine ji day xeex l'islam tax ba nguur gi day dellu gannaaw est-ce que tamit loolu nekkul point boo xamante ne di yombal liggéey bi. waaw xëy na yenn saa yi du ko yombal mais. loolu yaakaar naa ne état bi du nekk lu nga xam ne dina ko tardel fi mu nekk ni xam naa ne bu ñu. chaque fois nguur yi day dellu gannaaw bu sëriñ yi jógee rek ñu xaw mel ni koy dellu gannaaw. en fait dellu gannaaw bi xëy na du ci wàll woowu sax xëy na dellu gannaaw gi xëy na ci lu mënuma ko tuddee sax dellu gannaaw parce que dellu gannaaw dafa xaw a nekk lu xaw a wax bu xaw a rëy la état mënul dellu gannaaw ci kanamu ay sëriñ daara xëy na daanaka rek. xëy na liggéey bee yembul woon moo tax xëy na ñu bañ a am résultat yi mais li ma ci yaakaar mooy su fekkee ne que yoon bi nga xam ne ministre de la famille moom la jublu maanaam woo parce que dañuy njëkk def ay concertation yi nga xam ne dañuy njëkk woo homologue ministre mi ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan ci mbir moomu d'accord ci autour des directives yi nga xam ne président moom la jël deuxième point bi mooy ñu woo partenaire au développement yi woo dernier point bi ñu woo société civile bi waxtaan ak ñoom donc loolu te liggéey baa ngi continuer te liggéey boobu itam dañ koy xale yi dañ koy gën a fesal ci tey jii nii ci seen commémoration bi. ñuy invité nag journalistes yëpp tey. ci monument de la renaissance africaine à partir de 15h xale yëpp ñu ngi fa seen doom yi bëgg naa ngeen invité leen foofu su ko defee nag à 19h ñu daal di illuminer monument de la renaissance africaine dëkk bi yëpp ñëpp xam ne tey jii nii bésu xale yi la. seen àq ak yelleefu xale yi war nañ ko respecter. jërëjëf Ramatoulaye Ndao Diouf coordinatrice CAP cellule d'appui et de protection à la petite enfance tey kon.